jërë ngeen jëf corona bàjjo bi far na dugg ci l'école yi Ndakaaru yi ubbil sursoi école Notre-Dame ga ca boori ministère des finances benn élève moo fa corona am na it ñaari xaritam yu ñu jàppe ay cas suspect yéenekaay bi nañu bi xibaar bi jibee kilifa yu l'école bii di Notre-Dame dañu ko doon nëppal ngir bañ yëf ya siiw dem nañu sax ba naan élèves yi bu ñu wax kenn dara sursoi nañu waaye comme nopp amul couvert te fii ci réew mi dara du fi umpe moo tax yëf ya siiw na ba mel ne jinjeeri xew sœur Geneviève Mandjouba mi jiite école Notre-Dame sursoi nee nañu bi ñu ko woowee téléphone ngir xam li xew nu mu demee dëgg-dëgg li mu leen wax moo di bàyyi leen ba àjjuma mu di tey jii dinaa leen ci tontu yéenekaay bi nañu waaye wax ja yàggul ndax ndaw si da leen a raccroché au nez ne leen dama nekk ak sama waa kër wuy juri élèves yooy jàngee ci école boobee yéenekaay bi nee nañu seenu fi toogatul ne ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ragal sa doom jël ci coronavirus bi ak ni mu mel ci réew mi guddi yi réew mi quotidien nee nañu moo waral xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkatiwaat kàddoom joxewaat ndigal représentant bi fii ci Ndakaaru di Mbacké yu fay moo ko doon yeggi askan wi démb ci ndaje mu gontawoon ak taskatu xibaar yi ca jumaay Masalikul Jinaan ndigal li moo di ñu xam ne l'heure est grave na ñëpp taxaw ci xeex bi ñuy xeex ngir jële fi mbas mi wàccoo ak geste barrière yi waa kër docteur santaane farataalit bu baax a baax masque wu gi xaarandi ñàkk ñuy séntu journal bi di réew mi quotidien dolli ñu ci ne ñàkk yooyee dañoo tàmbalee ga sax xaata yegg seeguñu ndax xibaar yi ñu ciy joxee tëdd lu wér li wér soleil national nee nañu moo di ndimbal liñ doon baaxee askan wi seeni gët xonxoon ci coronavirus bi mu di aide alimentaire d'urgence gi ñi ko taxoon a jóg buñ doon téeméer lañu juróom-ñeent fukk ak ñett yu tegas lëf ya maanaam 93,8% yéenekaay bi nee nañu mbiree yegg nañu ci ñoom mu di xibaar boobu soleil national mi ngi ko jëlee ci enquête bu agence nationale statistique démographique def couvre-feu gi ñu def ci Ndakaaru ak ca Kees l'observateur nee nañu coono bu dul jeex la jural borom wata yi nga xam ne ñu bari ci ñoom bu ñu nekkee ci kaw tali bi ba waxtu couvre-feu fekk leen fa la ñuy gaare fanaan ci seeni biiri wata ba bët set ñu tegwaat ci yoon wi témoigné mel ne ku naan ñu couvre-feu bi kay ñenn rek la arrangé mu di jigéen ñi sëy ndax alkaat yi ci dëkk bi tax na ba balay 9h ci guddi maanaam 21h seeni jëkkër fu ñu mën di nekk dañuy ñibbi boole ko kit sedd bu metti ba am ci réew mi tax na ba amatul benn borom jabar buy taxawaalooti ba yenn heure yi heure bi ñuy wax ak yéen tarixa Mbàkke ruuxu seenub xalifa ma nga ñu téye ca gendarmerie l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk Daawda Ba ñu gën koo xam ci Baaba Malaadu Mbàkke ruuxu mi tëggu ab yonent démb la ñu ko yónnee gendarme yu Kolda yi ñu dem jàpp ko li ñu ko jàppe mooy détournement de mineur xale bu jigéen bu toll ci fukkat ak ñeent moom la jabaroo woon xale bi da koo kidnappé woon téye ko atum yàlla laata mu koy takk moo ko may boppam yaayu xale bi yéenekaay bi nee nañu Gàmbi la nekk baayam moo nekk ci dëkk ba waaye bi ñu jëlee doomam ji ñemewul woon a wax ña ca dëkk ba ñoo gis yëf yi mu metti leen lool ca la ñu dem gendarmerie boole ko gendarme yi dem fa jàppi ko libération nañu xale bu jigéen boobee Daawda Ba defoon jabaram fukkeet ak ñeent la am dëkk na ak moom ñaari at bi ko gendarme yi jëlee dañu ko garde à vue ci ñoom la fanaan démb lii quotidien nañu lii rek ay faf Baaba Malaabi mi tëggoo ab yonent jiite tarixa Mbàkke ruuxu teg nañu ko loxo démb mbirum pédophilie ak détournement de mineur la ñu koy tuumal la tribune nañu moom Daawda Ba bu dee ab yonent la rek dina wóor fii la war a mën a wane ay xar baaxam ngir nit ñi gëm ne yonent dëgg la démb bi ñu koy jàppi journal bi nee nañu gendarme yi ko jëli ji woon dañoo geetar woon ba dëgër ngànnaayu bawoo kongo saare ngay gi mbir yi xewe yéenekaay bi nee nañu askan wa ñu bari ci ñoom gëmewuñu jàpp gi ñu jàpp waa ji ñu dàqee ci police sub Sénégal ndax li mu soloon tenue bu police nationale ba nuppi doon ko raamalee Serigne Modou Kara moom policier bi di Pape Boubou Diallo Le Quotidien xëy na di ñu wax ni radiation gi demee. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. asalaamaaleykum Seydou. waaleykum salaam Babacar Fall mbokk yu jàngeen jëf bisimila ci xibaar yi gën na ca fas Boubacar Seydi président Horizon Sans Frontières ma nga ñu teg loxo ci aéroport international Blaise Diagne Espagne la jóge woon jot nañ ko téléphone li mu nag xamle mooy li war a ñu teg loxo mooy dafa wax na daal yàggul fii ci RFM ne xaalis bi ñu dugal ci mbëkk mi tugal def ko faw ñu daldi ko audit ñu xam fan la daldi jaar Covid 19 di mbas mi ni mu doyee waar ba xalif général des mourides nag jaaxee ko ci représentant fii ci Ndakaaru mbakki yu fay nag di ñu dal di sàmmook li ko docteur yi wax ci wàllu mesure barrière ak takk lii di masque ca kaw ak moom yëf yi dafay doy waar waral ba am na weer tey ñu gis ne yëf yaa ngi fay gën a yokk bu nekkoon benn tey mu nga ci ñett gouverneur bu Kaolack nag ne dàqul nag tëj marché yi ci yenn waxtu yi bu dee yëf yi daal dafa gën a woy comme ni mu ko defee woon ci première vague bi ci bile mbas Ziguinchor ñeenti ndaw yu ñu tegoon loxo ni ki démb ci guddi nag ci ab manifester ñu wàllante fexe ci àjjuma jile jàmm ñëwaan na fa waaye nag ndaw yooyu daal ba tey ñu ngay woy di wane seeni mer foofee ñuy nag naqarlu lii di ñàkkub courant lëndëm kurus ci yenn quartier yi fàcc mel ni boulevard 54 mètres waral nag ba foofee ñu fi faral di gis ay accident ndax lëndëm gu tar ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram xibaari ca day yéene kay ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba.
dal leen jàmm Boubacar Seye di président ONG bi di Horizon Sans Frontières nag ma nga ñu teg loxo ca aéroport international bu Blaise Diagne police des frontières moom moo ko teg loxo gannaaw ba mu wàccee ci avion mu jóge woon Espagne moom nag yàggul bañ ko woowee téléphone daal li mu xamal ne mooy li waral ñu teg loxo mooy daal yàggul waxoon na fii ci RFM daal ne faw ñu daal di saytu xool koppar yi nga xam ne dugal na ko ci mbëkk mi ñu xool fan la jaaree ndax yëf yi ni muy woyee dafa doy waar moom nag di Boubacar Seye ma nga foofee ca aéroport mu war a xaar nag ñii di enquêteurs yi dal di ko laaj yenn yi mu nag jàpp ne lii ab xokkatal te kenn mënu ko nangu. ak RFM tàggoo nag yéen. mbas mi yëf yi doy waar rawatina fii ci Ndakaaru ñu daal gis na ne mbas mi fii la ëppee doole xalifa général des Mourides jaxale ko ci représentant fii ci Ndakaaru nag di wax ak askanu Ndakaaru mbakk yu fay diw oo ñëpp di wax moo xam mesure barrière la wala takkali di masque demoon na fekkee waxtaan yu max mbaw ñaareelu vague bi ñëw ne yàlla na ci ñun ñëpp yàlla nañ ci mujj. sol leen seeni masque yéen askan bu yeewoo ci région bu ndakaaru bile bataaxal la kilifa diine bi yónnee ci kàddu yi ki ko teewal fii ci ndakaaru Serigne Mountakha Mbacké di woo Ndakaaru waayi ngir ñu bañ a bàyyi mukk xeex ak mbas mi Mbacké yu fay. kenn waruñu cee jëkk ndaxte ku la ni moytul daanaka dafa bëgg nga mucc yàlla tamit boo digle ni ñi nga xam ne ñii dañoo am xam-xam bu fekkee ni dañu ni nañ sàmmoo ak ndigal nañ aw fii dañ ca war a ànd te it sëriñ bi loolu la bëgg rek. lay atte Touba mooy atte fii ci Masaalikul Jinaan di atte ci tamit fii nga xam ne fii daf maa jël teg ma ci kanamu taalibe yi ñu àndandoo di liggéeyal sëriñ bi muy ndax maanaam dun bi nga xam ne moom la ñu tuddee région de Dakar. di ka waral nag ba gouverneur bu Kaolack nag nekk ci terrain bi Badara Mbengue sax jàpp ne dàqul daal di tëj marché yi foofa ca Kaolack ci yenn waxtu yi bu dara yëf yi dafay woy di gën a doy waar ñu dégg moom mi daal Alioune Badara Mbengue ci micro bi Ibrahima Diamé. tant que comportement yi changé wuñu ko jàngoro ji moom comportement bu bon rek la soxla boo yoree comportement bu bon yaay xaritam mais nag xaritoo gi moom bala moom mu jeg yow ba mooy àllaaxira la yóbbu de loolu il faut que ñi xam bon mesure yi nga xam ne nag jëloon nañ ko fi mën na ñëwaat loolu damay wax mu leer mesure yi mën na ñëwaat parce que boo gisee ñu jëlee ko fi en réalité ñii commerçant yi nos amis là bi mu jëlee mesure yi mu tàng ñoom caam ñooy ñëw sama bureau lu yàgg di jooy bi mu yàgg cela un mois ñu ngi woon ci ñaari téeméeri cas ak juróom-ñett fukk ak benn en un mois ñu nekk ci juróom benn téeméer ak fukk maanaam presque multiplier nañ ko par 3 ci benn weer loolu si ça continue comme ça boo moytu yi dal yeneen région yi nga xam ne nii dem nañ fa couvre-feu boo moytu danañu dal waxuma nag ne danañ fa def couvre-feu na leer mais dama ne nañu moytu pour bañ mu dal ñu yeneen mesures yi ñu fi mën a def nag mooy ñu delloowaat buum ci boy ba rek maanaam mesure ñu toog ne marché bi na fermé 14 heures te xam nga coow lay ënd léegi nag dimbalee leen ñu ba nga xam ne comportement yi dinañ ko changé ba nga xam ne marché bi dina continuer. directeur bu service national d'hygiène nag moom dafa jàpp ne li waral yëf yi di gën a yokku muy gën a doy waar mooy daal prise en charge bi ci hôpital yi dañoo fees dell ba mu ñu ñoo jël yenn yi médecin colonel Maodo Malick Diop nag wax na sax lu waral tamit yëf yi gën a méttiwaat ci beneen boor ba mooy dañu faral gis na ci biir kër yi dajaloo ba dafay xaw a doy waar bëri na fa te war nañ cee indi ay saafara mu sax waral mu daal di lance ab campagne ngir daal di désinfecté yenn gox yi rawatina ci kër yi ndongo kaa reportage. waa service national d'hygiène daal di fent nag lu yees peq jëm nag ci xeex bi ñuy xeex lii di jàngoroy coronavirus muy doxalin boo xamante ni dañuy dugg nag ci gox-goxaat yi dajeeg askan wi wan leen naka la ñuy def ba mën a pomp nag seeni kër te duñ ci xaar kenn colonel Maodo Malick Diop muy directeur bu service national d'hygiène. gannaaw ba ñu ngi doon sensibiliser ci masque yi ñu ngi doon sensibiliser aussi ci raxasu yi donc li ci desaat mooy naka la ñuy defee désinfection bi n'est-ce pas à domicile pour que au moins kër yi bañ a am virus donc ñu jàpp ne boo jëlee eau de javel su fekkee benn kaas nga jëm par exemple kaas 8 nga jël ñeenti kaas ndox boo ko jaxasee am nga solution boo xamante ne si mën na la permettre ngay nettoyer bépp objet boo xamante ne si nit ñi dañ koy faral di laal. lii di cas communautaire yeeg takkarnaasi gi muy takkarnaasi doon mbir moo xamante ni yombalul benn yoon xeex bi ni xeex nag lii di mbas mi waaye kii di médecin colonel bi jàpp ni prévention bi faaw nag dañu koy tàmbali ci biir kër yi. mais malade yi nga xamante ne si ils sont jeunes amuñu benn signe ñooñu ci kër yi lañ leen di bàyyi ci kër yi lañ leen di suivre te ñooñu aussi des fois bon ñun dañoo yaakaar ne xëy na boo nekkee ci kër mise en quarantaine boobu xëy na peut-être
ni mu war a demee dëgg du ko demee ndax dëkkuwaay yi nu mu demee nu mu bindoo xam ne loolu moo tax bon dañuy wàllante seen biir duñ ko yëg te li leen di wàllante mooy yi nga xamante ne si malade bi mi ngi koy laal. waaye boole gi ñu boole askan wi ci xeex mbas mi du tax nag waa service d'hygiène daal di bàyyi nanu daan doxalee ndax lii di pompe ga ñu daan pompe barab yi dajale mbooloo dafay wéy di continuer bu nu sukkandikoo ci njiitu service d'hygiène. te loolu aussi am nañ ci beneen programme boo xam ne mooy jëm ci marché yi mooy jëm ci école yi mooy jëm ci lieu de grand rassemblement yi bu bokk ak jël ay eau de javel di ko kii kooku moom dañuy pulvériser carrément dañuy dóor. ndorteelu campagne ngir wane nag technique de désinfection yi ñu mën a amal nag ci biir kër yi ñu daal di koy tàmbali ca Jidda Caaroy Kaw ci njiitalu waa service national d'hygiène ndongo ka Jidda Caaroy Kaw rajo Futur Média. ndongo ka foofee ca Jidda Caaroy Kaw juróom-ñetti waxtu teg na fa juróom-ñetti simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. ñoo wutali Kolda xalif bu communauté bi ñu wax Mbàkke ruuxu nag bu gox bi ñu wax Saare Ngañ moom dañ ko teg loxo way takku dara ñoom ñoo ko ne nipp yóbbu ndax liñ koy sax toppee mooy dafay jàppay xale yu jigéen dal di yàq seeni xel léeg-léeg sax mu def yoo xam ne waru ko def mu nga nag ci jamono jëlee ca garda wi ca gendarmerie bu Kolda Abdoulaye Diallo. njiitu diine bu bees bi ñu duppee Mbàkke ruuxu moom la nguur teg loxo dañ koy tuumal denc ca këram ab xale bu jigéen mi doon doomu jàmbur bu ay atam taxu ko nekk mu xalaf xale bu jigéen baa ngi amee fukki at ak ñeent te dëkkoon ca Saare Dawda di dëkku kaw bu soriwaayam ak Saare Ngañ xaw a manqué benn kilomètre Saare Ngañ mooy dëkku kaw fu waa Mbàkke ruuxu yi dëkk ci kaddu ñi jege bile xibaar dafa dencoon gone bu jigéen bi ca këram te diisoowu si ak waajur xale bi loolu waral ñu dencandigum ko ca brigade gendarmerie bu Kolda RFM Kolda Abdoulaye Diallo. dem si ngoon tàngoon na lool wala sax si guddi foofee ca Ziguinchor ndax ay ndaw yu yenn quartier nag ñoo wane seeni mer li ko waral mooy dal ñoo gis ne dëkk bi lëndëm na lool rawatina sax foofee ca boulevard bu ñuy wax 54 mètres waral nag ba foofee ñu fay nemmee ko ay accident yu bëri ñu daal di fa dem nag bloqué yoon wa ëpp na ñetti waxtu tàngoon na seen diggante ak way tax der ya am sax ñeenti ndaw ci ñoom yu ñu teg loxo ñu wane sax defeere tey jile police mu nga ca gox ba ngir daal moytu yeneen manifester Lamine Ba. lacrymogène yi jolli nañ fu ne ak sandante xeer bi nga xam ne dox na diggante ay policiers ak gendarme mbir baa ngi xewee tey ci ngoon fa nga xam ne nag moo di boulevard des 54 mètres ay ndaw yi nga xam ne ñoo ngi fekk baax quartier bi Néma 2 ñoo génn ci kaw tali bi taal ay pneu baare yoon bi ngir ne nañu naqarlu li ñu ñàkk électrifié li nga xam ne moo di boulevard des 54 mètres ndaxte jàpp nañ ne foofee accident yi bëri na bu baax a baax ci kilifa yi ay at a ngi nii ñu ngay naan ñu jàppale leen ñu électrifié li nga xam ne moo di route nationale boobee waaye daanaka dañ leen tànkam lu tali bi lëndëm waaw ñëpp ñi si gaañu xale yi di si def ay soog mag yi di si def ay soog semaine bi passé am na père de famille yu si gaañu ñun loolu dafa dem moom métti ñu ñun bëgguñu créé bu baax bëgguñu dara te lamp yi bu tàkk loolu muy journaliste bi du am fit ñëw fii moom mi policier bi du am fit taxaw fii parce que day xala insécurité ñun du dara quoi dañu sol lamp yi na tàkk rek ni ñu mën a dund ginnaaw jàppante yi métti yi nga xam ne dox na diggante ndaw yooyu ak policiers yi am na ñeenti ndaw yi nga xam ne jamono ji teg nañ leen loxo te nee nañu nañ leen defeere ëllëg ci kanam procureur ci jamono jooju nag waa mairie yegg si foofee di indi ay leeral ci projet boobee nga xam ne nee nañu amoon nañ ko ngir électrifier boulevard des 54 mètres bi lee tey bu jeeju adjoint au maire la ci commune bu Ziguinchor. situation bi mënuñu ko régler daar gis ngeen entreprise bi ñëw na utal nañ ko fu ñu nekk boo leen seetloo topographie ñu ngi def ay relevé pour mën a tàmbali seen liggéey donc mënuñu def situation daar bu ñu régler lañu mën mooy ñaan leen ñu gën a accélérer seen cadence ñu mun a ñëw tàmbali liggéey bi ñun comprendre nañ seen jafe-jafe xam nañ ni yombul véritablement boo xoolee lu mu lëndëmee bi ñun ñëpp métti nañu mais nañ ñu jàppale ñu xam ni véritablement maire bi conscient na ci situation bi am. ndaw yi nag nee nañu fas nañoo yéene wéyal li nga xam ne nag moo di xeex wi bu ñu indi courant ci kaw 54 mètres ci jamono jooju mairie bi jàpp ne jaru ko ndaxte jamono ji sori nañ ci projet boobee nga xam ne liñ ci namm mooy fexe ba yoon wi am courant Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. rajo askan wi. Jaari Sow ba tey ñu koy xalaat ñu bëri nag am yaakaar ne daal dina ñëwaat waaye daal yëf yi ba tey antoogul ay rakkam wala ay professeur am foofa ca Jurbel nag li ñu bëgg mooy mu del di ñibbi si nu mu gën a gaawee ndax mënatuñu ko la ñu wax moom mi nekkoon meilleur élève bu Sénégal ci atum 2018 ak 2019 du rek daal koo xam ne dafa xarañoon ci wàllu njàng waaye tamit amoon na yenn daal yoo xam ne da ko doon def foofu mu fooy doon sax xeetu seetu ngir tout tànk yi foofay ca Mbuur ak fépp Sénégal Babacar Diouf. fukki waxtu ci bëccëg tegal na ay simili récréation bi jeex na xale yi delluwaat nañ ci seeni classe
njàng ak njàngale mi tàmbaliwaat ñu seqi jéego di dugg ci lycée d'excellence bu Njaareem fii la ñu xamee Diary Sow fii la doone élève bi gën a xarañ ci Sénégal Oumar Mboup moo ko doon jàngal philosophie. kon xalaat mësuñu xalaat que ni Diary dinañ mës a dem ba ñu wooñu nañu Diary dafa réer donc moo tax du amee dañuy jaaxle ndaxte Diary même temps bi mu nekkee fii pour mu wàcc dem si toile di sax day daw même di lekk sax proviseur sax moom moo ko mujj wax ne ko non mënul lekk ba pare di jàng donc nit la koo xam ne jàng moom moo ko gënal lu ne moo. ci lycée bi la Diary Sow jàngee wante ci lycée bi tamit la fexe ba xale yu bëri bëgg njàng mu xarañ ci Sénégal. suñu école la ñu invité woon au Grand Théâtre pour ñu seetaan la remise des prix du concours Miss Science léegi nag si laa ko gis et daf ma inspiré si saa si waaw su ma ñëwee fii Diary la. réer gi mu réer ni mër boobaak léegi nag du mën a neex ñi nga xamante ni mooy ay rakkam yi nekk ci lycée d'excellence bu Njaareem ñu koy woo mu dellu si. metti na ma lool parce que yombul tamit nga gis ni sa figure en fait sa modèle moo disparaître comme ça amuñu trace am amuñu fu mu nekk. lycée d'excellence bu Njaareem njàngale maa ngi fiy dox wante teewul xale yi ak seeni professeur seen xel du jóg ci ki nga xamante ni moom moo tax ba ñuy tudd seen lycée bi saa suñu jógee. Nous sommes impatients véritablement d'une nouvelle qui va dans le sens de la retrouver rapidement. bu doon mi ngi may dégg dama koy ñaan mu revenir mu ñëwaat comme ça qu'elle accomplisse ses rêves. Diourbel RFM Babacar Diouf. ñu waxtaanee port minéralier bu Sendou baykat ya fa doon yëngu nag di xaar ba tey ñu fay leen seen i ndàmpaay situation bi metti lool bu ñu sukkandikoo ci maire bu commune boobu nekk ca département bu Rufisque Daouda Diaw li mu sax bëgg mooy nguur gi fexe ba dimbaleen daal ndax sonn nañu lool ñoom ñi day baykat Daouda Diaw wax ci seen i kaddu ci micro bi Abdou Diouf Diagne. mooy suñu papa yi ak suñu yaay yi xamante ne dañ doon sotti seen ñàkk si àll bi àll boobu tey port bi ñëw jël ko ba tey jii nii kenn indemnisé wu leen benn dërëm te président de la république par ñaari conseil des ministres jox na instruction ministre du budget à ce que le problème là ñu réglé ko mais ba tey jii nii ce problème là kenn réglé wu ko ñun nag xamatuñu fa la niveau de responsabilité yi nekk li ñu bëgg mooy ministère yi xamante ne ñoo ŋànk wàll woo noonu ma si jëkk cité le ministère de l'économie maritime ña gindiñu ña wax ñu réellement li xamante ne moo xew si mbir moomu noonu parce que suñuy papa yi suñuy yaay yi suñuy sœurs yi mais jaaxle nañu population de Sendou bi yëpp a jaaxle si wàll woowu noonu parce que dañuy yeewu suba ñu dégg ne le président de la république jox na instruction ministre du budget à ce que mu fay ñi xamante ne ñoo doon yëngatu si wàllu tool yi mais ba tey jii nii dara gisuñu ko donc tey jii kan moo war a wax à ce que pour problème boobu noonu mu réglé wu gisatuma ko si Sénégal bu fekkee président de la république mooy wax problème bi du réglé wu man gisatuma kan moo war a wax à ce que problème bi moo war a réglé donc nit ñi nañu wax li xamante ne moo si nekk réellement parce que ay digne fils de Sendou ñoo fa nekkoon di daan seen doole tey jii ni ñu bàyyi ko ak port bi ñu continuer di def seen ay travaux te dara xewul non bu ñu yaakaaree ne dina continuer noonu mënul continuer noonu parce que tey jii ni kenn réglé wul seen problème te seen problème boobu noonu bëgg nañu ñu réglé ko. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou. bisimilah ci tàggat yaram. ñu dal di ko door rek kii di secrétaire général bu FIFA di Fatma Samoura di doomu Sénégal jamono gi nag nekk Sénégal ni ki démb nag dal na amal ak doxantu nemmeeku ca génération foot dal di xool li nga xamante ne daal moom lañ fa daal di taxawal ci wàllum infrastructure ak itam jumtukaay moom nag dal na rafetlu li nga xamante ne daal dina ko gis rax ci dolli tamit am na yaakaar ni programme FIFA bi nga xam ne ñu ko tuddee football for school. di programme yi nga xam te ne daal dañ koy jagleel lii di tout tànk yi ba pare jaarale ko ci centre de formation yi jàngal leen école itam moom am na yaakaar ne loolu daal war naa mën a yembo foofule moom itam daal na sax yëkkati ay kàddu kii di Fatma Samoura ñu déglu ko ci waxtaan bi nga xam te ni jot na ko kon boo ay kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati gannaaw visite bi. J'ai visité beaucoup d'académies depuis. visité naa ay centre yu bëri bi ma tàmbalee sama fonction ba léegi waaye li ma gis fii daf ma yéem ak ay résultats yu am solo ci wàllum bac bi di dëggal ni génération foot nekkul rek football la ñuy jàngale bu fekkente ni formé wuñu ay footballeur yu mag daañu formé tamit ay góor yàlla yoo xamante ni daañu mën a yëkkati réew mi ëllëg FIFA nag day formé ay arbitre ay formateur ci centre yi ci Afrique fii ñu am programme bu tudd Forward nga xamante ni dafa accessible ku ne mën na cee jot taxawal nañu
tamit ay fonds yoo xamante ni dafa war a dimbali club yi ak fédération yi ngir ñu mën a tontu ci mbas mi nga xamante ni moo am nañu yaakaar nag ni génération foot dinañ ci mën a am jaarale ko ci fédération bi projet football ci école yi tamit mën na dimbali xale yu bari. De ce centre que ce centre ne peut pas recevoir faire partie donc de ce nouveau programme. Fama Dione moo doon tekki kaddu yi. yooyu lay kaddu Fama Dione ñu daal di wax ci leneen di football championnat ci biti réew waxtaanee d'abord li nga xam te ne moo di football ca Espagne. Real Madrid moom du football final li nga xam te ni moo di super coupe bi nag ni ki dimanche lañ koy daal di amal la ko war nag moo di dafa daal di ñàkk démb demi-finale gu doon ndox ci diggam ak ñi di waa Atlético Bilbao ñaari bal ci benn Raúl Garcia moom moo jot a dugal li nga xam te ni moo di ñaari but yooyu Karim Benzema daal di réduire score bi final bi nag maanaam classico bi am ndax ñëpp ngi doon séntu final bi diggante Real Madrid ak ñii di waa FC Barcelone waaye ci mujjantal diggante FC Barcelone lay daal di doon ak ñii di waa Atlético Bilbao ñu daal di wax ci geneen football di lii di Coupe d'Italie ñoom itam ñu ngi doon amal seen 8e de finale ni ki démb club bi di Spal di évoluer ci Ligue 2 bi moom dafa daal di am ndam ci diggam ak ñi nga xam te ne ñoo di waa Sassuolo ñaari bal ci benn Atalanta bu Bergame daal di daan ñii di waa Cagliari ñetti bal ci benn fi mu toll nii nag ñaari tikk rek daal di des te ñu koy xëccoo moo di AS Roma ak Spezia ak itam Lazio bu Rome ak ñii di waa Parme Milan AC Napoli Juventus de Turin ak Inter de Milan ñoom daal dinañoo qualifié ba pare ci quart de finale Coupe d'Italie championnat bu Italie lu jàppale ni itam ni ki tey jii danañu daal di dabe seen 18e journée diggante Lazio bu Rome lay daal di doon ak ñi nga xam te ne ñoo di waa AS Roma loolu nag ñu tuddee ko derby romain la ca des ci wàllu jongante danañu ko daal di yeggali ni ki samedi gi ci Angleterre ñoom démb ñu ngi doon yeggali seen 18e journée seen championnat genn jongante courte daal di amoon ci diggante Arsenal ak Crystal Palace ndam demul ndam dikul kenn dugalul itam moromam dara ca France seen 20e journée danañ ko daal di door ni ki tey ji genn match mooy daal di am diggante Montpellier 8e ak Monaco féetee si ñeenteel place bi match googu le coup d'envoi bi danañ ko daal di amal incha allah ci bu 20h jotee la ci des nag ci wàllu jongante la ci ëpp danañ ko daal di amal kon bokk niki dimanche ca Allemagne itam seen 16e journée championnat danañ ko daal di door tey ji ci ngoon ci bu 19h30 jotee diggante Union Berlin lay daal di doon ak ñi waa Bayer Leverkusen samedi jàpp dimanche la ñoo fas yéene kon bokk jeexal la ci des ci wàllu jongante daal di dellu suñu réew waxtaanee tiis gi nga xam te moom moo daal di dal lii di monde football bi ak génnum àdduna kii di Cheikh Thioune moom mi nga xamante ni bokkoon na ci Jeux de l'amitié ba Sénégal teye woon ci année 60 yi moom sax suñu diggante ak France moom moo jotoon dugal li nga xam te ne daal moo di ñaareel bit bi moom nag ni ki démb la daal di dëddu àdduna ñu fas yéene ko jébbal boromam ni ki tey ji gannaaw loolee ki di doyen Abdoulaye Diaw di journaliste chroniqueur fii ni ci groupe Futurs Médias am na ay kàddu yu mu yëkkati daal di indi ab seede ci ki nga xamante ni moom moo di kii di Cheikh Thioune. ñàkk nañu ku màgg ci wàll wi Cheikh Thioune Saint-Louisienne Cheikh Thioune équipe nationale du Sénégal des années 60 Cheikh Thioune dafa xam ñetti génération footballeur à la Saint-Louisienne d'abord ay magam ñoom Ablaye Nar Fall ñoom Doudou Diouf Tom ñoom Doudou Soumaré ñoom Kader Ndiaye bi ñooñu demee gunge nañu ñuy rakkam ànd na ak ñun tellement vrai que Cheikh Thioune deuxième doublé ñun la ko àndal en 1966 bi Saint-Louisienne di def coupe du Sénégal championnat du Sénégal ak coupe d'Aoyof de football bi ñu gagné en finale Gaieté Club mu di son premier doublé en 1959 cette année-là, la Saint-Louisienne était aussi championne avec Loma Dieye meilleur buteur. Cheikh Thioune était un de ses parfaits lieutenants et la Saint-Louisienne avait gagné la finale de 1966 devant le Gaieté Club de Saint-Louis. Ce soir-là, Cheikh Thioune, capitaine, est allé recevoir la coupe moo jël coupe bi ci loxo président Léopold Sédar Senghor. mu nekkoon ku neexoon àndal ndax diine bi ci dënnam ak bi ci boppam. capable na à l'heure du regroupement bu ñuy dee ataaya dibaloot mu ne ay ca julli jot na loolu moo doon Cheikh Thioune ñu jóg julli ba pare continuer ci li ñu nekk dafa teel nekk bu ñor xomm ci dënnam maa ngi fàttaliku penalty bu jafe bu mu dugal keroog bi ñuy final ak Tunisie en 1963 fii ci Ndakaaru bi ñu njëkkee marqué bi arbitre bi annulé ko par Pelé l'arbitre français ensuite yooyu créé leen indi fa penalty ba ba nga arbitre ba sifflé bal ba taxawaalu na ci biir surface de réparation bi lu yàgg kenn jëlu ko Cheikh Thioune moo waaxu jël ko ba bis ma ni ko ba Cheikh bal bi doon traîné ci surface de réparation bi nga waaxu jël ko te ñu ragaloon mu ñu dama woo Serigne Touba rek daal di jël bal bi njëmee ci yoon wi door ko mu dugg penalty boobu moo jox Sénégal médaille d'or mais nag ci exploit technique yi nii keroog bi ko Bachir Kounta di wax le maréchal Thioune daf ko xool xam ko lu mu koy wax moo di bi ñuy gagné France en demi-finale des Jeux de l'amitié premier but de Youssou Ndiaye après moins d'une minute de jeu deuxième but c'était lui Cheikh Thioune mu def sa geste technique bu doy waar parce que dafa def grand pont de la tête avec le gardien de but wari ko récupérer ballon bi door ko ci cage vide mu nekk le deuxième but du Sénégal.
jàppale ni nag moom di Cheikh Thioune ñu tuddee woon ko le maréchal moom danañ ko daal di kon bokk ci bër borom moom ni ko tey jii ca sëkk ya nekk ca Touba Baxya li nga xam te ne nag moo di levée du corps gi tey jii suba gi dañ koy daal di amal ci hôpital Fann di ko jaale njabootam di ko ñaanal yàlla xare ko aljana firdaws. jaajëf Amine jaajëf Cheikh Tidiane Diagne ci xibaar tàggat yaram. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg seeg yéen ci xibaaru caada yi dañ ci ànd ak Ndete Diop. dal leen ak jàmm place du souvenir africain comme yeneen i kuréel yi nga xam ni ñoom ñoo soqeekoo ci ministère de la culture mucc ñu ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la mbas mi di teg yenn ci kër yi événement yañ fa namoon a amal yépp wala doon ko fa amal dàq nañ ko ba jëmmi jamono wala sax ñu faf ko annulé activité administrative yi rek la ñuy wéyal ci jamono ji madame Diouf Ngakaan Ñing moom mooy administratrice bu place du souvenir africain. c'est vrai que mbas mi moom laalul place du souvenir rek dafa laal structure yi nga xamante ne ñoo mel ni ñun te nekk ci Sénégal ak li nga xam ne moom la suñu njiit yi wax pour ñu moytu ko ndax mbas mi war ci jóge loolu moo tax ba képp koo xamante ne da nga doon def lu mel ni lu ñuy def nga daal di koy en tout cas bàyyeendi wala nga wàññi ko bu baax a baax a baax donc noonu la place du souvenir aussi wàññiwee ay activités yu baree bare yoo xamante ne da ko doon def wala mu waroon ko accueillir mais nag suñu activité yépp ajandiwuñu leen waaye wuñu leen parce que place du souvenir dafa nekk un service administratif donc bu fekkee am na ay activités yoo xamante ne defatuñu leen administration bi mi ngi continuer dox am na njeexital bu baax a baax parce que place du souvenir dafa am ay espace yoo xamante ne ay nit dañ koy jël pour organiser fa ay activités yu bari décembre bi nag surtout mu nekk période boo xamante ne wax dëgg fa yàlla dafa nekk mois boo xam ne Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yi jàngeen jëf jaajëf Mamadou Mouhamed Ndiaye gënoon na fa ci xibaar yi Boubacar Seydi président Horizon Sans Frontières ma nga ñettee ca aéroport Blaise Diagne bu Ndakaaru ca Espagne la jóge woon nag waaye dafa ci avion bi nag ñu ne ko nip tee moom nag sànq ba nga ko jotee téléphone dafa daal wax ne li war ñu teg ko loxo mooy yàggul waxoon na fii ci RFM daal nee nañu audit maanaam ñu saytu xool koppar yi nga xam ne dugal na ko ci wàllu mbëkk mi fan la jaare waaye tamit am na xibaar bi fi wadd muy xalif général de Tidiane daal ñuy xam ne kat ay kaddu ca télévision bi di Asfiya yi ci kanam bu fekk waxtu lay doon kon daal xibaar la buñ fi jot yàggul mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Ba ci micro bi technique Abdou Thiam ak Yacine Pouy ci kanam incha allah Barthélémy Ngom ci penco wasalaamaaleykum